waaw asalaamaaleykum mbokku internet teg ci Fadial rawatina Mbam Fadial maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen di ziar ñu ngi fii nag Fadial TV chaque jour nee naa leen ci vidéo yi dee leen di commenter ndax ñun ñu mën a kontaan waaw ñu mën a kontaan bu baax ñun loolu rek moom mooy suñu mbégte ci Fadial TV ñun nag yéen lañ fi nekkal yéen kese lañ fi nekkal Fadial TV nag dafa doon télé ba nga xamante ne ñëpp la fi nekkal amul politicien ba amul mara ba amul nappkat ba amul béykat ba ñun ñëpp lañ fi nekkal télé bi nag c'est apolitique mais ku ñëw mën nañu recevoir nga wax li nga xamante ne moom nga andi pour wax ci lu baax ñu mën a ànd ak yow defal la ko nga gis nous sommes apolitique waaw mais nag ku ñëw dinañ la recevoir ñu xam ne yow dëkk bi moom moo tax nga jóg tey nag ñëw nañu tey recevoir ki nga xamante ne moom mooy Ablaye nekk benn jeune ba nga xamante ne mu ngi Fadial gis nañ ko muy yëngu ci lu bëri waaw gisante naa ak moom pour mu ñëw ma toog ak moom mu waxtaan parce que am na yu bëri ya nga xamante ne aussi mu ngi koy mbébét yu bëri ya nga xamante ne aussi mi ngi ci moom mu koy wax suba ak ngoon te jot na nag aussi nit ñi dégg ko ci wax jooju nga xamante ne moom lay wax tax na tey ba ma invité ko Ablaye asalaamaaleykum. jërëjëf Laye. kontaan naa trop si sa invitation bi. waaw di nuyu téléspectateurs yi parce que dina am ñu ko seetaan di leen nuyu di leen ziar di leen xamal ne man Abdoulaye Faye la tudd maa ngi nekk benn jeune responsable socialiste la nekk aussi le coordonnateur d'un nouveau mouvement boo xamante ne mu ngi tudd MJIC le mouvement des jeunes intellectuels conscients man maa nekk coordonnateur bi am nañu bureau aussi nekk un jeune boo xamante ne ambitieux et content trop si invitation bi waaw laay. waaw Ablaye bi nga jógee foofu aussi ñu lay dalal bu baax xam naa Fadial kenn du présenté kan mooy Ablaye booba léegi mi ngi dox ci lu bëri Ablaye dafa mel ni yow da ngay politique waaw politique moom mooy lan laa la mën a laaj ci politique mooy lan. waaw laaj nga ma question ba nga xamante ne vraiment pour ma tontu ci dana ma neex trop parce que boo waxee politique ça rime avec développement mooy suqali sa gox dëgg la nag politique buñ ko waxee rek ñu bari sax dañ koy xaw a ragal ndax xëy na ci façon politique ba la mais politique lu baax la politique aussi nekk na loo xamante ne day jàppale gox bi boo koy def mën nga ca jaare ba sa gox suqali ko si domaine yépp donc politique daal bu ma la bëggee wax daal dëgg-dëgg politique dafa nekk loo xamante ne daal day suqali gox waaw ok. waaw balaa may ñëw ci mouvement ndax am na benn mouvement lu am solo li ngay wax ni mais balaa may ñëw ci loolu nañu continuer ci waxtaan ci wàllum politique parce que fii Fadial dama gis politique bi dafa jaxasoo trop lan moo ko waral lu waral ba politique bi mën a jaxasoo biir Fadial. waaw laay li nga wax loolu aussi lu am solo la et politique bi jaxasoo na jaxasoowul et politique bi mettiwul parce que politique boo xoolee politique dafa war a boole parce que bu ñu waxee ne politique développement politique warul xajale politique warul am violence donc politique bu demee ba am violence wala mu am ay noonoo donc politique boobu day doonati politique boo xam ne rafetul Fadial nag ñu ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey bokk baay bokk lépp tey jii politique bi man dama jàpp ne sax jaxasoowul xëy na ku ne dafa am ay ambition te dëgg la man mooy li may wax man duma mere nit ci ay ambition parce que nit ki am ambition boo ko encouragé wul waroo ko découragé loo te ambition politique jeune bu ko am vraiment li ma ci gis mooy il doit être encouragé mais nag man dama jàpp ne politique bi sax jaxasoowul xëy na ambition yi ñoo wute rek waaw loolu moo waral nit ñi gis ne politique bi dafa jaxasoo mais jaxasoowul. waaw politique bi jaxasoowul ñun dañoo xool fii ci village bi tey village bi dafa tuuti Fadial yaatuwul mais lu bëri daf fi am ak politiciens ya nga xamante ne du ñu jubóog politiciens yi gars yi dañuy jubóog politiciens yi parce que dañu dégg lu ñuy wax ni politiciens yi nii dañu doxalee lii dugg na fekk lii jaarul yoon ak la mu waral loolu chaque fois ñu wax ne lii jaarul yoon ak politicien bay def li moo wax ni ba problème bi daal dafa bëri ci dëkk bi. wallaay dëgg la gis nga àdduna foo gis benn affaire ñu koy def dina am
côté bu baax comme dina am côté bu bon li waral nit ñi ñu naan politicien bi wala Fadial kii deful lii kii deful lii ku ci ne dafa am façon bi ngay defee ku ci ne am na façon bi ngay defee politique dëgg la nag man du ma ne kii ak kii politique am baaxul ndax politique bi moom ku ci ne ak ni ngay gisee man damay gis ni politique bi baax na mais keneen mën na gis ni politique bi baaxul parfois aussi ngay politique ba am foo yegg nga am nooy doxale noo xamante ne day dem ba nit ñi vraiment confiance bi ñu amoon ci yow dootuñ ko am wala ñu gis ne yow da nga passer par la politique ba atteindre un certain niveau wala nga passer par la politique ba yëg sa bopp aussi nangoo toog na nga doon defatoo ko xëy na loolu moo tax lu bëri ñu bëri duñu mën ànd ak. voilà dagguma la foofu tam point la ndax dañuy seet ne ñu bëri dañuy nekk ci politique bi ba am dara rek ñu dem du ñu nekkati te aussi dañuy seetlu bon du man maa ko wax de jeunes yi dañ koy wax nee nañ souvent ña nga xamante ñoom ñooy sonn ci politique bi du ñoom ñoo la wutal liggéey maanaam da ngay gis da ngay sonn ci parti nekk ci parti bi di liggéey nekk un homme de terrain liggéey ba sonn mais da ngay toog bi dégg na wutal nañu keneen liggéey ku dul yow ndax loolu rafet na wala. parfaitement lay kontaan na si boobu tamit loolu lu am na te loolu li koy indi man ci lu ma gis ci sama xalaat bu gàtt affaire de partisan la affaire de farfarloo te politique man de sama gëm-gëm politique amul mbokk politique ki la nekkal si naaj bi nga nekkal ko si kër gi ki la nekkal si kër gi nekkal ko si naaj bi man loolu laa gëm si politique man gëmuma man mooy politique boo yegg si yenn niveau yi may dem di xëcc mbokk di xëcc la man gëmuma loolu man li ma gëm mooy ki nga xam ne bu ma ko yee guddi mu jóg lu mu naaj bu ma ko jógloo mu jóg mu ngi si sama mission mu ngi si sama bëgg-bëgg guddeeg bëccëg kooku noonu bu demee ba yàlla may ma yegg si yenn niveau yi avant may gëstu kenn moom laa war a njëkk a gëstu parce que dañ na politique de développement c'est vrai mënul ñàkk dem ba yegg si yenn niveau yi yëkkati doomu aadama yóbbu ko si benn béréb mu fay liggéey di daan dooleem di gagner vie am loolu aussi ci développement rek lañ ko mën a dugal mais nag affaire de partisan yi bokk na ci li indi loolu affaire de mbokk mais politique amul mbokk politique ki la nekkalul amul problème bu dee sa jarbaat la bu dee sa doom la bu dee sa nijaay la de toute façon politique daal affaire partisan daal li ma ci bëgg a wax daal amu ci. yow laay ban parti nga ne ban parti nga bokk. waaw exactement man maa ngi si parti socialiste. waaw maa ngi yëngu si parti socialiste nekk responsable des jeunes actuellement fii si Fadial responsable des jeunes bi moo nekk sama engagement xëy na moo ma fa yóbbu sax mais nekkul loo xamante ne sax nit ñi sax toog nañu ba wax man lii ak lii parce que politique engagement la buñ la ne yooyaay lii te jëfewoo koy daanaka doonoo ko da ngay liggéey lu tax nga doon loolu donc ku ci nekk li ngay am ci sa pas-pas lay jógee boo amee pas-pas gëm li ngay def gëm sa bopp mën nga doon lu ne parce que politique nekkul toolu kenn moomu ko dafa nekk tool bu yaatu boo xamante ne képp ku ci bëgg a béy rek nga béy ci sa waar kenn moomu ko donc loolu moo ma indi ba ma nekk responsable des jeunes aussi si parti socialiste pour muy leer. mais parti socialiste boobu léegi dañuy dégg ne parti socialiste dafa nekk ci tolof parti socialiste du doxati parti socialiste màgget na yow noo gisee moo yooyu ñuy sànni quoi ni parti socialiste màgget na mënatul jóg problème yi fii am parti socialiste tas na ak les Barthélémy Dias ñiy jaar fii loolu noo ko gisee. waaw c'est vrai parti socialiste moom tasul mokk parti socialiste tasul xëy na dafa am lu nekk ci biir mooy lan mooy affaire de xëccoo dafa am lu ñuy xëccoo rek ku ci ne dafa am loo bëgg comme ni ma la ko waxee rek politique ay ambition la ku ci ne dafa am ambition nit ki am ambition am nag bëgg ko di ko doxal di ci def li ci war te joxoo ko fa mu ko war a jox wala tegoo ko fa mu ko war a teg day indi ay frustration mais ba tey ñoom Barthélémy Dias ñoom Khalifa Sall ñeneen ñooñu ngay dégg yépp amul kenn ku ci wax ne man génn naa parti socialiste te parti socialiste aussi bind benn kii deful benn accord wala benn signature buy wane ne ñii de génn nañ ci parti socialiste. mais ñoom ànduñu ci sama gis-gis ànduñu jubóowuñu. waaw parti socialiste ñooñu ànduñu
jubóowuñu mais ba tey couleur socialiste lañu. tey bu élection amoon tey ku nekk dafay demal boppam. waa élection municipale. waaw dañuy demal dañuy ku ne day dem mais élection présidentielle kenn xamul. kenn xamul nga wax de kenn xamul. waaw xamaguñu mais élection présidentielle yi famille socialiste mën nañu retrouver wu te c'est possible. man de gëm naa est-ce que amul ña nga xamante ne tey ñu ngi socialiste laxasu tey ci biir APR. waaw am nga xamante ne tey même présidentielle bu taxawee mën nañu dugg biir APR nuuru ci biir. waaw am na ay socialiste yoo xamante ne. te ay kàngama. dañoo attaché wu ci APR. ci biir Benno Bokk Yaakaar. kon loolu moo tax ma lay ne est-ce que parti socialiste amul problème tasul. parti socialiste pour man tasul de. tasul man moom gëmuma ne tas na. ah ñu bëri dañuy ne parti socialiste de mi ngi ci biir APR. léegi ma ñëw ñu ñëwaat tuuti ci suñu gox parce que suñu gox moo ñu gën a intéressé ñun. gars yi ñu ngi fii de ñu ngi Fadial TV nee naa leen ngeen di commenter nee naa leen ngeen di aimer ndax loolu moom mooy tax ñu bëgg laajuñu dara laajuñu kenn dara loolu daal moom mooy suñu mbégte. ok léegi ma ñëw ci suñu gox ñu ngi ñëw ci kii naka ci élection kii naka municipale yaakaar naa pour mairie yi lan mooy sa jàngat actuellement nii ñu toll nii ci élection mairie bi lan nga ci xalaat en tant que socialiste yow loo xalaat ci élection yi. posé waat une question. waaw comme ci municipal yi ñu dugg si nii léegi. loo xalaat waa Fadial ba nga xam ne tey socialiste la ak loo mu taxalaat ci waa Fadial nu ñu mën a def ba mairie bi ñun waa Fadial ñu gagné ko lu ci sa xalaat ci loolu. waaw man en tant que socialiste li may mën a wax si loolu mooy xam nga politique ku ci ne sa parti ngay xëccal vrai ñun ay socialiste lañu municipal yu ñu jëm nii comme ni ko président waxee dafa ne candidat Benno Bokk Yaakaar lay génne décision bi donc cadre Benno Bokk Yaakaar yi ñoo koy décider. Benno Bokk Yaakaar moom mooy maanaam daal bu ñu nee Benno Bokk Yaakaar. mooy APR ak. PS ak AFP. ak AFP. donc ak yeneen. waaw am na li ma doon wax sànq mi ngi ci biir nee naa la PS mi ngi ci biir APR maanaam nuru may wax sànq ne am na donc décision bu ñëwee ci municipal yi ma koy déggaat ci biir kon daa mel ni li ñuy wax am na leen mi ngi ci biir. non nekkul si biir APR. léegi Benno Bokk Yaakaar da nga ne sànq ne. président. nee na donc président Macky Sall. waaw nee na Benno Bokk Yaakaar ñooy génne candidat. ñooy génne lan moo tax moom muy jël décision boobu mu jël décision boobu te APR te ci naka te PS moom boppam wala moom boppam. am na ci PS nga xamante ne bokkuñ ci Benno Bokk Yaakaar. ñooñu ci au nom de PS la ñuy demee. léegi noo gisee ñaari PS yooyu ñi nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñii nekku ci kon ñaari PS am na. waaw Benno Bokk Yaakaar bi yaakaar naa dafa am lu ñu signé woon ak président Macky Sall mooy coalition boo xamante ne dafa sincère. coalition bu sincère. dafa nekk si dëgg. c'est-à-dire ñun ñu ngi si biir Benno Bokk Yaakaar mais dañuy garder suñu image socialiste. suñu parti ba tey mu ngi dox. mais nag comme dañ nekk si benn coalition muy Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall bu ne ñun de élection municipale yi ñu dem candidat du am ay candidat PS candidat képp koo xam ne bokk na si biir Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar nekkul ne Macky Sall mooy choisir candidat mais cadre Benno Bokk Yaakaar yi am na différents partis yëpp sont représentés ñoom ñooy toog waxtaan xool gox bu ci ne parti ba nga xamante ne moo fa ëpp doole xool leader ya nga xamante ne si biir Benno Bokk Yaakaar ñoo fa ëpp doole ñoo xam ne ñii nii war nañoo mën a gagner mairie bi que ça soit mu nekk PS wala mu nekk AFP wala mu nekk APR wala mu nekk feneen de toute façon ak lu mënti am day seet candidat bi nga xamante ne c'est le candidat idéal bi nga xam mën naa gagner cadre Benno Bokk Yaakaar yi tànn ko Benno Bokk Yaakaar investir ko ñu dem si campagne municipale dem si élection municipale. ci li ma dégg si président Macky Sall li ñu wax. waaw may dellu si encore tey ñu gën a duggaat ci suñu gox bi. tey ñu ngi nii di dem ci élection législative yi xam nga tey normalement dañu waroon wax PS wax APR wax AFP maanaam mu doon parti bu nekk ñaax a jël nag loolu la ñu xam xanaa bu ñu demee ba au dernier moment ay
parti dem deuxième tour ci la coalition doon am mais élection ni ñu ko xamee woon parti bu nekk dafay demal boppam tey gis nga dem ci yàlla bi Tanor bi mu demee la gars yi xëccoo mairie bi mais bu fekkoon ne PS tey jàmm mu ngi ci woon kon normalement bu wàccee au moins nit yi war nañu mën nañu comprendre ba régime bi jeex mais tel n'était pas le cas ñaareel mooy ñi ngi ñëw municipal yi ñu nekk nii tey man dama ci dëgg ndax damay dëgg de parce que ñun ay dëgg rek la ñu amagum pour l'instant candidat yi xaw nañoo bëri am na sax ñi nga xamante ne PS la ñu ngi bëgg a demal seen bopp APR tam ñu am na ñi nga xamante ne ñu ngi koy jéem a xëccoo yow lan nga noonu loo jàngatee loolu ak lan nga ci gis si ñi nga xamante ne tey kii ne na candidat la ne kii ne candidat